sport bu ko defee kenn ku ne xam na ni fan yi ci ginnaaw am na ay yëngu-yëngu ak ay yitte yu ñu defoon bi ñu réunion le 14 bii passé defar suñu bureau ca ëllëg sa le 15 la ñu maire woo bureau maire yi pour waxtaan ak képp koo xam ni acteur sportif nga ci Tivaouane par rapport ak stade bi niñ ko bëggee pour mu defaree ko noonu ci daje boobu ñu daje woon nga xam ni c'était en face de l'opinion nationale ndax presse nationale baa nga fa woon maire daal di jël kàddu daal di wax ni moom du yem rek ci ñun li ñu bëggoon muy gën a nekkoon farata ci ñun moom mooy poser gazon synthétique bi waaye dina fi defar beneen tribune bu bees muy ñaari tribune mu wax ni aussi dina defaraat encore terrain basket bi ndax Tivaouane dafa am club bu basket pour ñu mën ci di compétir di ci entraîner mu wax aussi ne dina defar encore terrain handball bi ndax kenn ku ne xam na ni Tivaouane dafa am équipe bu handball bu am doole bu fi nekk waaye ñoom aussi ñàkk am terrain bu baax moo tax mënuñoo recevoir Tivaouane Thiès la ñuy recevoir mu waxoon ni aussi liggéey boobu xaalis bi nga xam ni moo ko war a liggéey mi ngi fi ci keesu municipalité bi lay jógee mu waxoon aussi ne délai boobu ñu koy liggéey mi ngi ci ñetti weer lañ koy liggéey ndax bi mu koy wax ñu fàttali ni entrepreneur baa ngi toog ba keroog entrepreneur bi aussi jëloon na kàddu pour wax ci kaw loolu la joxe woon délai aussi ne liggéey bi dina tàmbale àllarba bii di ñëw tombé woon ak le 20 léegi nag bu ñu jógee ci loolu ñun ñu waxtaan daan ne comme kilifa la te moom moo wax ni liggéey bi dana tàmbale te bu tàmbalee ak jàmm incha allah képp koo xam ni sportif nga ci Tivaouane di nga ci yëg sa bopp nañ ko may ba boobu ñu xool ba xam. léegi nag bi la fay jotee ñun ñëpp ñu àndaat ñëw ci stade bi gis fi loo xam ne wax dëgg yàlla daf ñoo xaw a bett ndax biñ ñëwee ci chantier bu toll noonu gis ñu fi lu dul ñetti charge suuf ak ñetti charge xeer ñun ñëpp ñu ne kon nag waxtaan jot na jógaat jot na ñu teg ci ab diir bi ñu waxtaanee suñu biir ñu ne léegi li ñuy def mooy nañu jógaat encore beneen jógin dem waxtaan ak képp koo xam ni sport ñor na la ci Tivaouane dem waxtaan ak koo xam ni képp koo xam ni kilifa nga ci Tivaouane tey nga yëngu ci sport ñu waxtaan ak yow fi ñu koy tàmbalee mooy ci municipalité bi comme ñoom ñoo yor liggéey bi seen projet la bu ñu fa jógee dem ci l'inspecteur du sport nga xam ne moom moo ngànk lépp lu sport ci département bi waxtaan ak ñoom bu ñu fa jógee woo ñi ñu war a woo muy club de foot yi muy équipe bu nawetaan yi muy équipe bu basket bi muy équipe bu football bi muy école de football yi fi ne ñu waxtaan ak ñoom sensibiliser par rapport ak fi liggéey bi toll. bi loolu amee aussi ñun lundi bi passé ñu xëy def loolu bi ñu xëyee dem nañ ci maire yi pour rencontrer suñu comment dirais-je secrétaire municipal di Khalifa Gaye li ñu jëlee ci moom nag lii la lim ñu njëkk a wax mooy ñu dalal suñu xel te xam ni projet defaraat stade bi ba mu nekk stade multifonctionnel dafa nekk projet phare bu le maire Demba Diop Sy loolu la ñu njëkk a wax mu waxaat ñu ni maire dafa engagé wu pour aménagement ak réfection stade bi ba mu nekk stade multifonctionnel mu dellu waxaat ñu ni bal tey ci dalal suñu xel mu waxaat ñu ni pour dalal seen xel PTI bi nga xam ni moom la ñu bind pour defar stade bi ñu ngi ko bindoon depuis le mois de mai te àndoon ci ak waa ARD mu waxaat ñu ni entrepreneur bi nga xam ni moom moo ko war a liggéey déjà Tivaouane la bokk te date bi nga xam ni moom la ñu jàppoon pour defar stade bi te ñun bi fi ñëwee date boobu commencé wuñ ko ñëwoon na jour boobu ak équipe am waaye dafa tawoon moo tax mu dellu woon ne ba jëmmi jamono ñu doog koo commencé liggéey bi bi loolu amee aussi ci saa si moom le secrétaire municipal ci la woo entrepreneur bi ci suñu kanam daal koy def main libre entrepreneur bi aussi dafa confirmer li nga xam ni moom loolu la wax en tant que secrétaire municipal daal ciy teg daan ne liggéey bi commencé na tey te du arrêté loolu la ñu wax daal ci teg aussi ne incha allah dina respecter délai bi ba liggéey bi sax mën naa am mu egg laata délai wu ñetti weer yooyu di mat bi mu waxee loolu aussi daan ne nañu bàyyiwaale xel aussi ci période nawet lañ nekk loolu aussi facteur la boo xam ni moom mënu koo contrôler ñun mënuñu koo contrôler te bu fekkee ni aussi day taw xëy na liggéeyu BTP duñ ko mën a def loolu aussi entrepreneur bi wax nañu ko bi entrepreneur bi daanelee Jibi Ndiaye daal di jëlaat parole mooy Khalifa Gaye moom mooy secrétaire municipal daan ne wax ni daal comme moom wax nañu lim ñu wax maire waxoon nañu lim ñu wax entrepreneur bi wax na li mu wax je pense que jaratul ñuy appesantiru ci problème mu délai ndax li mu wax leer na bu liggéey bi xasee ba tàmbale dootul taxaw wax na ni aussi xaalis bi koy liggéey mi ngi fi ci xaalisu municipalité bi la abbi wuñ ko yelwaani wuñ ko bi mu waxee loolu aussi comme wax na du dal xel
ñun aussi ñu wax ko li nga xam ni moom la ñu xalaat ci li mu wax ñu nuyoo tàggatoo bi ñu fa jógee ñu dem seeti ki nga xam ni moom mooy inspecteur du sport moom aussi bi ñu ko seetee ci kilifteef bi nga xam ni moom la yilif sport Tivaouane moo tax ñu seeti ko mu rafetlu suñu démarche bi kontaan ci responsabilité bi ñu ko defee mais aussi mu ñaan ñu ni bu ëllëgee lépp loo xam ne ñu ngi koy yëkkati fas yéene cee def ay yitte mu jëm ci sport li ko doon gënal mooy ñu ñëw waxtaan ci ak moom échange ci ak moom communiquer ci ak moom mu tegaat aussi ñaan ñu ni bu sañoon ñu may autorité bi période de disgrâce boo xam ne ay fan la entre temps xate-xate yii ñu nekk ñoom daal di jeex bu ko defee ñun ñu doog a def suñu point de presse waaye nag moom en tant que kilifa ñun collectif sama sport sama avenir xamal ko ni loolee mu ñu ñaanoon kat am na luñ ko ca may ndaxte ñun dañoo façon yéene ne bu ñu seeti jee ñi ñu war a seeti ba noppi dañ fi woote ab AG bu mag wala bokk point de presse bu mag a mag woo sportif yi woo Tivaouane yëpp ñu ñëw ñu daje fi ñu def point de presse bii ñuy def tey waaye ginnaaw moom kilifa la te seeti nañ ko ñaan nañu loolu moo tax bi ñu dajewaatee ñu waxtaan ñu ne ay la yéwén nañu ko may li mu ñu ñaan mooy ñu def ko benn point de presse bu yem moom mooy waral ngeen gis lii tey mais lu rëy lañ ko programmé woon a def bu ko defee ci kàddu yi nga xam ni ñun jëloon nañ ko bind ci compte rendu bi nga xam ni moom la ñu yebaloon loolu la ñu jotoon a jëlee ci nga xam ni moom la waxoon ne dina ko def tàmbali na ko donte nag période ba mu waxoon date ba mu waxoon mujj la am waaye tàmbali nañu liggéey bi ñëw nañ fi ñun ñaari yoon en tant que collectif gis nañ ni ay la yeween am na benn engin bu fa nekkoon ak chauffeur ak benn chef de chantier ñu nekkoon fii di niveler waat di dresser waat moom mooy lii ngeen gis nii di jàkkaarloog moom bañ ca jógee aussi seetlu nañu ne ay otoom moom monsieur le maire moom mooy indi xeer yi mooy indi suuf si engin bi nga xam ne aussi moom moo fi nekk di liggéey am nañu information yi moom moo ko fi déployé woon waaye aussi beneen appréciation bi ñu ci am mooy ñun suñu xel fi mu xaw a ñaawee njort mooy gis nañ ni liggéey bu toll nii nga xam ni chantier bu mag a mag la stade bu ñuy mës a tëj di ko defar ci Sénégal dinañ ko tëj ay at wala ay weer yu bari ñoom ñu joxe dale ne dinañ ko mën a liggéey ci durée ñetti weer ak ci nawet bii ñu nekk ak ci mois d'août bii ñu dugg si nga xam ni mois buy tawlu lu bëree bari loolu aussi xaw naa lënt suñu xel waaye nag comme ñoom wax nañu loolu collectif bi ñun ak waa Tivaouane dañuy ubbi suñuy gët di xool ba xam loolee ñu wax daañ ko respecté waaw wala déet ñun appréciation boobu lañ ci am. entrepreneur bi aussi commencé na ko commencé gul liggéey bi nga xam ni moom personnellement moom la war a commencé parce que wax nañ ni démarrage u liggéey bi ci fonds propre maire la jógee kon dafa mel ni entrepreneur bi indeegul matériel lu boppam pour liggéey parce que am nañu information ni oto yi indi matériel bi maire moo leen indi engin bi fi jot a nekk ñaari fan ñett yii maire moo ko déployé woon kon dañ cey déggee ni entrepreneur bi personnellement indeegul matériel am pour commencer liggéey loolu aussi xaw naa tey suñu xel waaye nag nañu ubbi suñuy gët di xool ba xam la ñu waxante woon ak askan wi ci wàllu liggéey bi ñàkk taxaw la ñu waxante woon ak askan bi ci wàllu délai bi dinañ ko respecté loolee dañ ko def waaw wala déet bu ko defee man loolu laa ci amoon lu ma ci repréciser par rapport ak li ñu secrétaire municipal wax par rapport ak li ñu kilifa googu di inspecteur du sport wax ñu jox suñu mbokk mi nga xam ni moom c'est un sportif joueur la en activité ñu koy wax Souleymane Ba ñëpp xam ko ci Tivaouane mu am lu mu ci dolli bismillah Souleymane. léegi nag comme par rapport ak ñun ay joueurs lañ te ñun dañoo soxla terrain boo xam ne au moins dañ ci mën a exprimer wu di ci wane suñu talent ndax fii soo xoolee presque Tivaouane suñ la gisee nga football 5 ans yoo xam ne seen kanam wala 4 ans rek ñu ne màgget nga te du màgget mais terrain bi moo neexul a footballé ndax soo xoolee presque ñi nga xamante ne suñu naatangoo leen di fi ñëw di jouer ak ñun loolu la ñuy wax ñun seen terrain dañ fiy ñëw pour wut suñu 1 point ou bien ñu wut suñu benn 3 points suñu fakkataloo dugal bi 0 ko mu jeex soo xoolee chaque année Damel di Tivaouane loolu moo koy empêché même Kuli loolu moo koy empêché ndax loolu moo nekk suñu facteur boo xam ne moom moo ñu gën a sonal muy terrain bu ñuy pratiquer par rapport mënoo fee nekk di entraîner pendant 9 mois ci terrain bi ba pare naan da ngay génn di recevoir ci synthétique ñu lay recevoir ci synthétique da ngay am ay problème mu repère. effectivement sama sport sama avenir Pape Amadou Gueye ñu gën koo xamee ci turu Pape Ba mu tëj. bon kaddu remerciement lay nekk mais su may remercier damay remercier la presse locale d'abord
parce que am na ñu fi jiitu woon daan nañ mën même combat mais yaakaar naa waxukaay bokk na seen i jafe-jafe donc ñii ni heure bu ñu leen wooy ñëw wuy siñu donc ñun suñ doole suñ force ñoom la avant kenn quoi gars yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di remercier Tivaouane la population parce que ñoom dañoo porter le combat liñ naan su pecc li neexee nday jaay jàpp ca mbagg ya Tivaouane ñoom ñoon sponsorisé parce que doon ñun nii rek ñoom ñu ñuy xëpp xeer wala ñu ñuy xëpp ndox daanaka duñ yegg si fii ñu yegg si malgré xam nañ ni dañuy doog a démarrer di leen woowaat ñu gën ñoo jàppale di leen woowaat que ni ñun xeexuñ xuloowuñ Tivaouane moo ñu yitteel di leen woowaat ni leen ñii ay ndaw la ñu juddoo Tivaouane yaroo fi màggee fi xàmmee fi dëkk bi jox leen lépp lu ñu am ñu toog ni ñun lan lañ war a delloo dëkk bi loolu mooy sababu takku taxaw bii ñu def nii du leneen bëgg Tivaouane fu ñu tuddee si dëkk yi chaque jour ma wax ko ni Mame Maodo def Tivaouane ci côté diine bi keneen def ko def ko ci benn waar ñun côté sport bi ñu bay ci suñu waar en sachant que doomu Tivaouane du yaafus en sachant que Tivaouane musta jël ndaj ci benn domaine en sachant que doomu Tivaouane départ suñ ko mayee non kenn dootu ko téye xam ni doomu Tivaouane ndawi Tivaouane c'est des jeunes conscients xam ni ndawi Tivaouane amul wëyu amul yenn ñaawte fi Tivaouane mën nga dox ba heure bu la neex mën nga dugg fu la neex Tivaouane amul frontière nous sommes toute la jeunesse ñun toute la jeunesse on est des amis amul frontière nduttu jaaro c'est des amis ku li jàppoo c'est des amis Tivaouane bokk na dëkk yi gën a ñàkk violence ci côté sport te man yaakaar naa dëkk buy sport te amul violence soo ko defaree infrastructure yu ci war non mën nañoo atteindre suñu objectif lii dong moo tax ñuy woote lii dong moo tax ñuy jóg amul leneen di rebondir si question Cheikhouna parce que biñ demee toog ay kilifa lañ waxal ñun ñu dem tamit seeti leen ay kilifa lañ non seulement mais ay kilifa ñooñ yabal ci ñoom liñ wax yëpp bàyyi nañ ci xel moo tax tey mu demee nii ñun on est des personnes responsables duñ def luy taal Tivaouane duñ def luy yàq Tivaouane duñ def luy taal ab dëkk ku jóg pour taal Tivaouane ñun dañuy taal doog a taal Tivaouane ñun on est des personnes très responsables comme ñu doon recevoir niñ ko nekkee ak ñi ñuy yónni nekk suñ ginnaaw des personnes plus responsables que nous de passage ma leen di remercier ñoom ñi ñu wóolu ñooñu ëpp capacité ñooñu ëpp dayoo ñooñu ëpp xam-xam ñooñu ëpp